13h47 ak seen émission xam sa yelleef àllarba bi 11 avril 2018 ci biir rajo Alfayda bu 16h jotee bu ko kenn uute ak thème bi di dialogue interreligieux. waree fa yelleef yi doomi Adama doon na way ci bépp diiwaan doomi Adama xam ta tey nga mën a mooy toppee xem noonu tey ta xam nga mën a mooy tool yi léegaay xel mi moo war a jiitu ci lu mu doon nga doog a mën a soobu ci li la soob nit ku baax danga war a sàlloo doon aji tey ta xam nga mën a mooy tool yi léegaay bul tëttali ba bël ba damay bañ nga suuf bul tëttali ba bël ba damay bañ nga suuf bul tëttali ba bël ba damay bañ nga suuf yamba damoo indi tuuli bul tëttali ba bël ba damay bañ nga suuf bul dem ba sësle damay bañ nga saaraxe bul tëttali ba bël ba damay bañ nga suuf yamba damoo indi tuuli Yamale, yamale, mangalango pili, munyangele adumo. Yamale, yamale, belkhali, seifula kohan. Yamale, yamale, belkhali, seifula kohan. Yamale, yamale. ok jërë ngeen jëf ci ànd bu rafet bi ngeen wéy di ànd ak la référence Alfayda FM 90 point amaan nañu mbégte des fi ci kàttanu borom bi dégtal leen seen émission xam sa yelleef doon jataayub waxtaan ngir ak gindeeku ci mbir yu bare bare kon ñeel doxalinuk la nga xamante ni kon moom mooy jëmale askan wi kanam ci fànn gu mu mën di doon Waly Madia Seck moo fete ci kaddu gi ci machine bi ci sottandiku kaddu gi Assane Top tey jile kon ponk bi nga xamante ni moom la ñu tànn waxtaanee ko mi ngi jëm ci dialogue interreligieux di maanaam waxtaan geek masla gi ci diggante diini yi loolee kon doon loo xamante ni lu am solo la mu nekk ay waxtaan gi rek fàggandiku moytu lépp loo xamante ni kon moom mooy fitna di tukkee ci wàllu wi tax kon ñu war ko séq ak ay borom xam-xam ci wàllu ko diine ci wàllu ko yoon ak la nga xamante ni moo di mbirum ak yelleefu doomu aadama ci loolee ñi ngi fekk kenn ci kilifay jàngu bi ci diwaanu Kaolack min nañu ko lool kàddoom di Abbé Pierre Ndione Abbé Pierre asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. maa ngi leen di fay di leen gërëm itam ci seen dalal. ñi ngi fekk tamit kaddi tribunal bu Kaolack monsieur Abdou Diop sëñ bi Diop asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñi bàyyi la nga nuyoog mbokki auditeurs yi. aouzu billahi min ashaytaani rajim. bismillahi rahmaani rahim. أيها الإخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد هذه التحية الإسلامية نعمد الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد faya ibadala maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci sa sant te it di leen di sant ànd ak di leen di gërëm di leen di ndokkeel maa ngi leen di ziyaara di leen di tatagal et di leen di wàccee ku ci nekk ci sa wàccuwaay wa naqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi rajo Alfayda suma mbokk bi Abbé Pierre maa ngi lay nuyu yu am solo te di kontaan ci bokk ak yow jotaay bi di nuyu sama co-débatteur bi moom tamit monsieur Mbengue di nuyu waa Alfayda yéen ñëpp. jërëjëf monsieur Abdou Diop kaddi kon ci tribunal la bu Kaolack mu ngeen doon dégg noonu ne ñi ngi fekk keneen ngeen min ko lool ci rajo Alfayda doon kenn tamit ci kër gi doon suñu doyen Mamadou Mbengue asalaamaaleykum bu rajo bu Kaolack. aleykum salaam wa rahmatullah ñu ngi nuyu suñu éditeurs yëpp di leen ziare di kontaan ci déglu bi ñu am di ñu déglu toujours di jiital suñu nuyoo bi it directeur yi Alfayda bi
bi nga xam ne daf ñoo boole ko ci boppam. ñu ngi kontaan ci dalal bi ñu def nii tey neme naa wax tey ci turam ndax daanaka dañ ma ci boole ci Alfayda. di kontaan di remercier bu baax invité yi bokk ak ñun tey plateau bi. ñu jiital ci abbé Pierre Ndione mi nga xam ne biñ ko ñaanee loolu démb rek lañ ko wax ko évêque bi son éminence l'évêque mu daal ne ñu dinañu revenir oowaat ma ne ma boole naa leen nag kenn dina ñëw bi ma koy oo mu ne ma man jot naa la man tam maa ngi la bëggoon a oo waaye joxe naa suma accord de principe bu yàgg kon léegi day wane seen disponibilité bu baax defal ñu ko ku ñu oo démb pour ñu def loolu parce que émission yi ñu ngi ko doon programmer rek di ko différer ñu ngi nuyu encore bu baax alqaadi bi nga xam ne moo fi nekk ci tribunal d'instance bu Kaolack disponible lool muy Seydi Abdoul Diop saa wuñ ko oowee moom it day ñëw je crois que lii du tey ñaan yàlla suñ émission bi ñu dalal ko ci jàmm te lépp luñ ci seenu ci njëriñ yàlla nañu ko yàlla defal di jaay Seydina Muhammad ci barkeeg nit ku nekk ak ki nga gëm jërëjëf mu nekkoon Mouhamadou Mamadou Mbengue rajo bu Kaolack ñaan ci tamit suñu partenaire fondation Konrad Adenauer ñi njëkk jox kàddu gi ki nga xamante ne kon moom moo di abbé Pierre Ndione nekk kon kilifa ci jàngu bu diwaanu Kaolack moom nag wàllu ko jàmm jooji daanaka dañ ko ci fekk si yàgg nañ ko dégg ci kàddoom woote ba mu cay def waaye tamit taxawaay bi nga xam ne da ko ci amal moo xam xew-xewu diine wala sax bu dul xew-xewu diine looleem dañ koy faral di dégg ci moom abbé laaj bu njëkk bi mooy dialogue interreligieux ndax loolee mën na nekk. maa ngi lay gërëm di gërëm ñi ma seqal waxtaan wi di gërëm directeuru Alfayda ak yéen ñëpp ñi ma dalal ci turu jàngu bi di gërëm l'abbé Pierre Tine mi ma taxawal fii te mu nekk ci jamono ji ñuy xaar ñu suñu pape François tànnal ñu benn évêque ci suñu diocèse Kaolack moom moo fi toogagum woo ngeen ma ci jataay bu am solo dialogue islamo-chrétien yàgg nañu ko dégg muy lu dëggu ci suñu dëkk file ñu koy rafetlu wante la gën a yaatu dialogue ci diggante ñaari diine yooyu mën nañoo wax ne dialogue ci diggante diine yi moom la ñuy wax dialogue interreligieux yàgg naa seq waxtaan ak i borom xam-xam yu bëree bëri bi ma mujjee fekkee mu nga woon fële ca Niger te waa CEDEAO organisé woon ko mu nekkoon ci thème bi nga xam ne moo ñu boole fii tey maanaam nekkin bi war a am ak déggoo ak jokko bi war a am ci diggante diine yi dafa naa ne du ma ne sax lu mën a am la wante lu war a am la te sax dafa doon loo xam ne mënu la ñàkk a am te dafa nekk loo xam ne yàlla daf ñu ko yombalal rawatina ci ñi nga xam ne ñëpp ñoom la ñuy wax ñi bokk ñi gëm ci ne yàlla kenn la te yàlla moo sàkk lépp te yàlla daf ñoo bëgg a musal te jàmm bu nekk ci moom la mën a jóge kon mënuñoo dab jàmm namm jàmm te boolewuñu ci yàlla te su fekkee yàlla u islam la yàlla u christianisme la yàlla u juif yi la defe naa ne xëy na yoon ya fa jëm ñoo mën a wute wante ñun ñëpp mën nañoo wax ne aljana la ñuy dab moom la ñuy fexe ci suñu jamono te yàlla mi ñu bind def ñu fii defe naa ne ngir mu yombala ñu yoon xàll wi ñuy jëmloo fa moom dafa bëgg ñu boole xol yi te nekk benn xëy na ku nekk nag ak na la yàlla dikkee wante yàlla kenn rek la moo tax ma yaakaar ne nekkul rek lu mën a am wante dafa nekk lu war a am dafa nekk lu war a am ci gan anam la ñu war a mën a sàmmee wala boog moom la ñu war a mën a taxawee ngir rek jàmm jooje ci diggante diine yi waaye tamit lallu ci wàllu masla dafa naa ne war na sax weesu masla parce que masla dafa nekk loo xam ne su ma doon làkk tubaab lu superficiel la maanaam di jéem a naxante di jéem a seet naka la ñu mën a jokko wante gën naa xóot loolu dafa naa ne dialogue ci diggante diine yi mën na dem ba ci li tubaab di wax dialogue doctrinal te suñu demee ci dialogue doctrinal loolu mbiru borom xam-xam yi la mën nañoo waxtaan bay yegg fa ñu jëm te kenn du mer benn xol du jóg wante dialogue bi nga xam ne ñëpp a ci xej mooy li ma gis Sénégal seetlu ko
mooy naka la ñuy def ba gën a rattaxal diggante bi ba li nga xam ne moom la ñu maam ya bàyyee laata sax ñuy àggali islam laata ñuy àggali christianisme maanaam nekk benn bi bokk ci benn xeet bokk ci benn dëkk ngir ñu tabax suñu dëkk taxawal ko te mu doon dëkk bu naat dëkk bu ñu suqali dëkk bu ñëpp nama dëkk defe naa ne ñun ñi fi yàlla bàyyi suñu seetee ca maam ya xam nañu ne la ñu boole moo ëpp fuuf la nga xam ne moo ñu mën a wutale diine bi nag ñëw ku nekk yàlla woola ci tabax jàmm ci utum jàmm ku nekk su utee jàmm joojule defe naa ne la ñu fi fekk day tax la ñu namm ñu mun koo gën a jot kon dialogue doctrinal ñu bàyyee ko borom xam-xam yi ndege léeg-léeg nga sóobu ci waxtaan woo xam ne xëy na dafa nekk lu la weesu maanaam sa xam-xam jotu ko wante diggante bi mën nañu ko seetee ci naka lay xewee ci gox-goxaat yi suñu amee suñu tabaski wala korité Pâques nekk fi ak Noël naka la ñuy demalante naka la ñuy baalante ak naka la ñuy def ba dëkkandoo nekk lu fës te ku nekk sàmm ko sàmm diggante bi defe naa ne loolu lu am njëriñ la te ngir loolu jarul sax ñuy balaa sax ñuy seet ci suñu diine wu ku nekk nañu seet suñu cosaan nañu seet suñu aada ak naka la nit ñu baax ñi fi yàlla bàyyi laata sax diine bi di ñëw lan lañ ñu fi bàyyee ak naka la ñu mën a jëm loolu kanam. Abi dégg naa ci soo wax da ci dikki wàllu ay yoon maanaam wàllu ko dëkkin gi loolu tamit lu jara sàmm la moom bokk na ci sukkandikuwaay gi ngir tabax jàmmoo gi ci diggante diine yi. waaw dëkkuwaay maanaam suñuy wax citoyenneté man fi ma nekk ni su ma demee ci dëkku tubaab yi wala sax ma dem ci dëkku nit ñu ñuul ñi su ma fa tasee ak doomu Sénégal su ma gisee may dox rek day ne góor gi na nga def parce que Sénégal yi dañoo yomba xamante ci seen bi te loolu dafa nekk ndam lu rëy ci ñun laata may seet kii ci ban diine la bokk damay seet ne kii déjà sénégalais la alors diine yi nag ñëwuñu ngir nasaxal loolu le dañoo ñëw ngir saxal ko ngir dëgëral ko te ci suma diine muy ci diine islam defe naa ne ñun ñëpp xam nañu ne yàlla cofel la bëgg te ku sopp sa morom yaa ngi dox ci yoon wala jëmloo fa yàlla kon dañuy njëkk a seet lan moo ñu boole lan moo gën a tax ñu gën a nekk benn loolu nag ñu daal di ko suxat ndax mu gën a dugg su ko defee nag leer u diine bu nekk dafay ñëw gën ñoo leeral te def ba ñu rocci lépp li nga xam ne mënoon na ñagasal diggante bi. jërëjëf Abbé Pierre Dione bokk kon ci kilifteefu jàngu bi ci diwaanu Kaolack amal kon exposé bu leer si li nga xamante ni moom moo di wàllu ko dialogue interreligieux ak jàmm ji nga xamante ni kon moom moo koy suuxat jëm ci laaj bi ba tey ak xaadi bu tribunal diwaanu Kaolack sëñ bi Abdou Diop. wàllu ko dialogue interreligieux di maanaam waxtaan goo xamante ni gu dëggu lay doon rawatina ci mbirum diine ndax lu mën a nekk la. jërëjëf dégg naa sa laaj bu am solo la mais bala maa xuus ci biir laaj bi dama kontaan ci intervention bi nga xam ne suñu naataango bi def na ko muy intervention boo xam ne bi sérieusement c'est une intervention pertinente très pertinente. mu mel ni kon tey dañu tase ngir waxtaanee ci li nga xam ne laaj nga ma ab question muy dialogue interreligieux mais c'est très intéressant muy thème boo xam ne dafa dikk ci jamaanoom la dikk mais yemut ci dikk ci jamaanoom rek mais dafay thème boo xam ne bi dafa ñëw ci waxtoom ci waxtu woo xam ne soxla nañu ko ci jamono joo xam ne soxla nañu ko moo tax ma ne c'est intéressant xoolal xam nga boo seetee sunu réew mi ak réew mu mel ni Sénégal dafay réew moo xam ne boo ñëwee di nga fi fekk ay jullit dëgg la mais dangay ñëw aussi nga fekk fi ay chrétien dëgg la mais réew la moo xam ne mi aussi leerul ma waaye mën na nekk ne boo gëstoo ci biir di nga fi fekk ay juif dëgg la mais dafay réew moo xam ne mi dafa am ouverture diine yëpp dañ fi tase donc dëkk la boo xam ne réew la moo xam ne mi dafa am ouverture te boo delloo ci le système des Nations Unies ak
ouverture bi nga xam ne Sénégal am na ko bi nisba diplomatia yaa ni ci wàllu diplomatique daf lay leer ne dana am ñeneen ñoo xam ne dañuy nekk ci yeneen i diine war a ñëw ci réew mi te war a pratiquer seen diine. dëgg la kon c'est un pays d'abord ouvert. comme c'est un pays ouvert réew la moo xam ne mi dina am ay mission yu fi ñëw te bu ñuy ñëw dañuy indi seen diine. réew la moo xam ne mi dafa am ay ambassadeurs yu jógee koo feneen di fi dikk te bu ñu dikkee dañuy indi seen diine am aussi ay gan yoo xam ne dañuy jógee koo feneen des étrangers qui viennent au Sénégal s'établir au Sénégal war a dund ci Sénégal mais war a dund ak seen diine. te kenn warul leen a xatal ci seen diine dañ ko war a pratiquer comme mel ni seen diine ni nga xam ne moom la ko sénégalais bi di pratiquer ci biir Sénégal sans que kenn sonal ko ci lenn. donc dialogue interreligieux. dialogue la boo xam ne bii dialogue bu am solo la. dialogue la boo xam ne bii importance bi mënuma la ko wax l'abbé ñëw na ci. li ñu boole dafa rëy ca maam ya ba léegi mais li ma bëggoon mooy il faut ñu définir waxuma joxe sax une définition pour génne benn notion non mais nañu jàngat saytu nañu firi baatu dialogue d'abord ak forme yi nga xam ne yi nekk na ci dialogue su ma delloo tuuti ci intervention bi nga xam ne abbé wax na ko léegi wax na sax dialogue doctrinal am na lu ma ci préparé woon mais du ma ci dugg ndax aaya na ma ko kon du ma ci dugg effectivement kon du ma ci dugg alors kon donc dañu war a firi baat bi lan lay firi d'abord bu ñu firee baat bi ba pare bu boobaa yaakaar naa ne auditeurs yi ñuy déglu danañu xam nag fan la ñu jëm ak ñoom. xam nga le mot dialogue boo demee bi lugal arabiya dañ ne mooy al muhadasa wala ñu ne al mukaalama wala ñu ne la mooy tabadulul ara'i weccee ay xalaat mais boo dikkee ci olof ñu ne la mooy waxtaan weccee xalaat déggoo ngir ñoŋal suñu mbir mi lan la mooy diine ji ñi ma la doon wax ne dañu nekk ci réew mi te bokkuñu diine bokkuñu confession ñii chrétien lañ ñii musulman lañ ñii juif lañ ñii bak xawar lañ ñii hindu lañ ñii nangam ba ci la ci lu ca neex ku ci nekk mën a dundin woo xam ne wii dund wu mucc ayib lay doon ci sa diina kon donc diine jooju moom la ñuy bëgg a ñoŋal muy concept boo xam ne bii nag bari na forme mais bala maa dugg ci forme bi dama lay delloo donc mais yaa ngi wax wàllu ko ubbeeku ci goo xamante ne Sénégal am na ko ci wàllu ko diine maanaam diine yu bari te wuute loolu ku ci nekk am sa jëm waaye terewul ñuy bokk ci benn jëm waaye ndax dana mën a gën a yombal waxtaan bi dialogue interreligieux bi est-ce que loolu doy na rek ngir dialogue interreligieux bi daal di sotti. su ma déggee sa question. moo di ne da nga ne bari gi nga xam ne diine yi bari nañ fi. ndax loolu dina yombal dialogue interreligieux. yaakaar naa ne loolu nga wax. waaw mais tout à fait. lu war a mun a nekk la. parce que diine boo ci dem dafa am ay kàngu yu ca nekk ñoo xam ne ñi boo leen okkee dinañ la geestu xam la nga wax te am nañ ay ndaw te bu ñu waxee dinañu leen déglu. ci l'islam am na ko. am na ñoo xam ne lii fi diinil islamiya waxtu woo xamee ne yëkkati nañ seen kàddu ne ñu def. boo demee ci christianisme la même chose am na koo xam ne ki bu yëkkatee kàddoom dinañ ko obéir. diine joo dem am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko jiite. te ñooñu waxtu woo xamee ne yëkkati nañ seen kàddu ña nga xam ne ñoom ñooy ay ndaw les adeptes taalibe ya dañu koy topp moo xam muy chrétien moo xam muy musulman moo xam muy juif moo xam ak religion bu mu mun a doon loolu am na ko kon nag bareek religion bi amut solo li am solo mooy ne dialogue interreligieux bu ñu ko instauré waxtaan bi continuer dem dialogue bi dem ca na mu war a demee àla kulli alin lépp dina ñoŋ te lépp dina baax. nga baaxee ñu tuuti ci forme yi laataa ñëw ak Mouhamadou moom. bon voilà forme yi xam nga dialogue dafa bari ay forme am na benn façon mu dialogue tey ñu ngi waxtaanee le dialogue interreligieux
nekkul ne dialogue boobu rek moo am mais am na dialogue boo xam ne le dialogue compétitif am na. lan mooy le dialogue compétitif njëriñ la nekk ci ci biir dialogue compétitif njëriñ loola moom la ñu bugg a ñuqati ko ci biir le dialogue compétitif indi ko ci le dialogue interreligieux moo tax may bëgg a indi forme yi mu ne déglul bu baax je parle français et je traduis en wolof parlant du droit administratif lorsqu'il s'agit d'une personne lorsqu'il s'agit d'une procédure de passation de marché public. Au cas où la personne publique ne peut définir seule les moyens techniques ou le montage juridique ou financier nécessaires à la réalisation du projet, elle s'ouvre par un dialogue avec chacune des entreprises présélectionnées après une mise en concurrence. lii boo gisee ma liir ko dafa am fu ma ko tibbee bind ko ne su ma ñëwee ma liir ko nit ñi dégg ko xam njëriñ li nekk ci dialogue ci forme de dialogue boobu xam nga li ñuy wax marché public passation marché public dafa am xam nga dafa am ay conditions conditions yooyu bu nekkee ne la personne publique mënu koo remplir lan la war a def dafa war a ouvrir par un dialogue ci entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo intéressé wu ci mbir mi par ñu sélectionné leen ñu def concurrence su ko defee ka ca génn jël marché ba loolu dana tax marché bi dana am ku ko jël te yëngu-yëngu du am dara du am jàmm dong moom mooy am njëriñ loola nekk ci forme de dialogue boobu moom la ñu bëgg ci dialogue interreligieux mais am na aussi beneen forme de dialogue muy par exemple dialogue expressionnel dialogue expressionnel boo demee yaa ngi koy jàng ci le droit international public dialogue expressionnel moom ngay dégg ñu naan ci le système des Nations Unies ñu naan dialogue nord-sud dialogue nord-sud nga xam ne pour caractériser les négociations entre pays industrialisés et pays en voie de développement dama koy lire firil la damay lire firil la pour établir quoi pour établir de nouvelles relations économiques dans le système des Nations Unies. mais ba tey ñi ci dialogue interreligieux. waaw ñu ngi ci dialogue interreligieux. c'est-à-dire que njëriñ yi nekk ci ces formes de dialogue. ces formes de dialogue. njëriñ yi ci nekk. moom laa bëgg ñu xool ko saytu ko ñuqati ko indi ko ci le dialogue interreligieux. comprendre nga li ma moo tax pour ne pas tellement me tenir kàddu gi lu yàgg. donc ces formes de dialogue. dialogue compétitif indi naa la ko le dialogue expressionnel indi naa la ko mais aussi le dialogue heuristique dañ la ko indil lan mooy un dialogue heuristique moom la ñu war a moytandeku nag ci suñu dialogue bi muy dialogue boo xam ne kenn mooy imposer gis-gisam maanaam labbe bi warut imposer gis-gisam ne moom dong la mais man it waruma imposer sama gis-gis ne loolu la li war mooy ne nañu dialogue waxtaan mu comprendre ma comprendre ko su ko defee ma nekkal fi sama diine mu nekkal fi diineem ñu dikki nag comme ni yàlla waxee ci alquran lakum diinukum waliya diini donc loolu laa la mën a indil d'abord. am na solo monsieur Abdou Diop kaddi tribunal. ñu ñëw ci Mouhamadou Mamadou Mbengue bu radu dégg nga kon abbé Pierre Dione ak sëñ bi Diop la ñu jot a wax maanaam dëkkandoo gi naka lay suuxatee wàllug jàmm gi waaye tamit ubbeeku gi ci li nga xam moo di wàllug diini ci suñu réew mi naka lay suuxatee wàllug dialogue interreligieux yooyu yëpp boo ko jàngatee lan ngay gis. waaw ñu ngi vraiment di kontaan ci lii. xaaji toujours moom nee naa ko day wàññi lii l'expression littéraire ndax ñi lay déglu niveau bi dafay dem ñi nga xam ne ñooy toog di ñu déglu léeg-léeg buñ leen waxee l'orage rek te waxuñ leen ne il pleut mën nañ ci réeree souvent dama koy wax loolu jar na sot li ñu bëgg a wax mooy dialogue bi dañuy wax dialogue interreligieux dafa doon nekk à l'ordre du jour dafa nekk une nécessité dafa nekk une utilité dafa nekk même une joie d'abord li koy def mooy wax nañ ko ñoom ñëpp ñu dem ko mooy nous sommes rek bu ñu xoolee dañu xam ne ñun réewi Sénégal lañ ne te état dafay am li ñuy wax population am territoire am institution population bi mooy ñun ci sunu biir
léeg-léeg ñii nasaraan lañ ñii yawut lañ ñii ceddo lañ ñii jullit lañ te léeg-léeg loolu terewul ne ñoo bokk maam wala bàjjen wala tant wala nijaay. ñu xool ne est-ce que lii ñun war nañu mën a xaajale wala war nañu mën a àndale. loolu benn la. ñu xool ne Sénégal république la laïque et démocratique. ku ci bëgg a nekk mooy da ngay wax ne man bu ma ne citoyen sénégalais laa mooy damay respecter institution yi mooy respecter institution yi mooy nga xam ne Sénégal dafa nangu ne moom nangu na bépp nit croyance am ñu bàyyil ko te loolu dafa am donc loolu rek ñu bëgg a juboo sun biir te ñu dëkk mooy ku nekk nangu nit ki ca la muy nekk te du la lor ci dara mais li gën a indi dialogue bi mooy ñu fagaru aussi bu ëllëgee pour lépp lu mën a ñëw ñu mun ko aar ndax ñu gisante ñu ngi déggante loolu kii wax na ko ne maam yi ñu ngi ko doon def ci liñ dem daf ko def rek par sa simplicité ñu dem ko waaye ñun li ñu ci gën a bëgg aussi bëgg nañ dialogue doctrinal parce que buñ demee ci dialogue doctrinal li Abdou Diop di wax ak li Abbé bi wax dañuy bëri similitude ak convergence parce que d'abord boo nee jullit bi mu wax nee na li ci ëpp mooy diine bi mooy ñu wax nasaraan ak jullit yi te li ci ëpp mooy ñoom ñëpp xam nañ ne religion révélée lañ te l'unicité jëlee wax nañ ko kon ñun suñu waxee li ñu bokk moo ëpp doole fuuf même ci biir diine bi ñu ñoom toog ko ki ciy toog exemple di wax ci benn aaya kee daf koy fekk ci bible bi ñëw dem toog muy dem rawatina li ñu bokk ñun ñu ne buñ ko defee ñàkk a xam diine sa nit dana tax nga kumpale ko te soo ko kumpalee mën na am da nga ko doyadil te boo ko doyadilee mën na am moom it koo doyadil mu bëgg boppam te day yëg boppam ñu ne nag Sénégal pour loolu am ci il faut ñu waxtaan juboo waxtaan bi mu ngi doon am ñëpp gis nañ ne fan yi passé këri jullit yoo duggoon lekk nga fa ngalax ba doyle jox nañ ñu suñuy ngalax yu baax a baax ñu lekk ko te loolu maam yee ko fi defoon mais ñoom xamuñ ne suñ ne léegi ñu xamal abbé Pierre te xam naa xam na loolu sax ne ko ñun jullit yi doctrinal boobu am na sooratu Mariam te Mariam moo jur Yeesu alayhi salaatu wasalaam ñu xamal ko ni ñun bu ngeen waxee Insa rek ñun dañuy wax alayhi salaatu wasalaam ñun dañuy ñaan jàmm ak texe ci moom ak yàlla aar ko ti ñoon te def na ko ndik loolu mu xam ne bu xamee loolu ne ñun ñu ngi fonk Insa ñun ñu ngi fonk Yaqub kii bi yawut bi xam ko keneen xam ko loolu dañ bugg dialogue doctrinal boobu bugg nañ ko ndax dialogue traditionnel bi moom am mu ngi am la muy mën a aar mooy dañu seet actualité bi loolu kii wax na ko Abdou Khadi bi wax na ko d'actualité la et c'est nécessaire avant d'être une utilité parce que tey ñàkk a juboo ñëpp dégg nañ dégg nga violence yi nga xam ne soubassement bi yëpp religieux la waaw violence yi soubassement religieux am ay ñu ay ñoo xam ne ay innocent xam ni ñu ko waxee di ci faatu te ñi koy defeewuñ ko dara lu mooy ñu réeree leen mbir am na ñu ciy bokk sax di ko dem di boom nit ñi am na suñ leen xamaloon loolu duñ ko def donc dialogue bi nécessité la prévention la utilité la joie la ndax réew moo xam ne ñu nga fay toog di liggéey jàmm di fa am mun nañ wax ne koom-koom mun na fa sax mais réew bu jàmm amul koom-koom munu fa xam te lépp loo xam ne dafay béy jàmm te dialogue interreligion bi dafay béy jàmm day tax ma xamanteeg Pierre ba bu ma ko gisee bu amee soxlaam ca église ba ma fekk ko fa comme li ñuy waxoon ne exemple te loolu Abdou xam na ko yonent bi ay nasaraan seet si nañ ko mu yóbbu leen ca mosquée ba ñu jullee ji fa def fa ñoom seen yëf am na ñu bëri xamuñ loolu ñoo xam ne tey exemple bu kii ñëwoon tey mun nañ ne ko du dugg fii wala du dugg fii ñun dañu bëgg nit ñi dialogue doctrinal ba aussi ñu xam ko ñu xam ne diine yawut ak diine nasaraan ak diine jullit daanaka li ñu bokk moo ëpp fuuf buñ bokkoon suñ doon téeméer juróom-ñeent fukki yëpp dañ ko bokk xëy na fukki yi la ñuy wax dañuy dem loolu am na ci solo tey loolu yéen ñu ko gën a xam parce que man droit de l'homme laay wax man damay wax ne rek la personne humaine est sacrée et que nous devons aussi de respecter nos institutions et que quel que soit dañuy wax ne nit ki lu mën doon légalité dégg nga sans compte au niveau de la race quelle que soit sa race sa religion dégg nga sa descendance
dégg nga lu mu mën a dañu wax tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en devoir. droit et devoir boobu te pourtant man wóor na ma ne ñoom moom la ñuy prôné ci nasaraan man wóor na ma ne moom la ñuy prôné ci diine loolu lañ bëggoon nit ñi xam ko def ko donc moom xam naa daf ñu ko wax parce que xam naa ne man xam naa nit pour mu doon abbé lu muy doon dama fu muy jaar xam naa ne ñi ci ëpp théologicien lañ am nañ ci boog maqaama bu doy rawatina xaadi bi nga xam ne tey mu ngi nekk fële lépp loo xam ne mooy affaire yi diine ci tribunal bi foog mu jaar ci moom ñu laaj ko xalaatam kon loolu bëggoon nañ moo tax ñu tànn leen tànnuñ leen rek ci hasard dañu tànn xam ne dialogue interreligieux Sénégal ñaari diine yi ñoo fi ëpp ngente bu amee jëfini ceddo sax da ngay doon nasaraan rek wala nga doon jullit am na nag xëy na yawut comme ni mu waxee bu ñu ko demee waaye bëriwu fi que ñun nag dañu bëgg ñëpp sax ceddo beeg jullit beeg nasaraan bi ànd ñu def dialogue boo xam ne la muy ñun soubassement bi ñu ci indi mooy jur jàmm jur xamante yokk yëfi am na aada bu ñu doon def mais am na ci loo xam ne defuñ ko woon nit ki daan na am demal mbokki jullitam dem yëf mais du xam ne exemple ne suma mbokki jullit bii kat man may nasaraan li ñu boole moo ëpp li ñu tàqale ñun loolu bëgg nañ aussi nit ñi xamante ko ci dialogue interreligieux bi waaw jërëjëf Mouhamadou Mamadou Mbengue bu RADDHO mu fàttali mbokk yi ba tey yéen a ngi déglu seen émission xam sa yelleef ci seen rajo Alfayda FM la référence 90.1 ñu ànd ci suñu partenaire bi di fondation Konrad Adenauer ak tamit dialogue interreligieux di waxtaan bi abbé ñi delluwaat ak yow ci wàllug kàddu gi wàllug diine yi ak ubbeegu ci Sénégal am ku ci nekk sa wàllug ngëm-ngëm ñooñu ñëpp bu ko nekk sàmmee xam ci la war nga daal di koy def waaye tamit def ko ci sa digganteeg sa morom dialogue interreligieux bi daal di sotti ana lan moo war a mën a doon ay njeexitalam ci dundinu ba askan wi d'une manière générale. waaw li ma bëgg a teg ci kàddu yu rafet yi ma dégg. mooy ne xëy na ni ma duggee ci waxtaan wi la man dawuma dialogue doctrinal lu am solo la wante ni ñu seqee taabal bi nii fi ñu toll nii mën nañu wax sax doctrine mais dama ne soo bàyyee le sénégalais lambda nga xam ne xëy na li mu xam ci diineem lu néew la waxatuma nag mu xam diine keneen kon dialogue doctrinal dafay daal di métti parce que nit balaa ngay wax na nga xam bu baax li ngay wax alors suñu duggee ci dialogue interreligieux ñaari fànn laa ci gis bu jiitu bi mooy dialogue de vie dialogue de vie bi dafa nekk loo xam ne lu nekk la lu am la lu sax la fii ci Sénégal parce que dañuy demlante di dikkalante amul fii benn njaboot boo xam ne da nga koy gis ne njaboot bi kat xëy na musulman la ñu 100% wala chrétien la ñu 100%. man miy wax ak yéen ñàkkuma ay mbokk yu nekk yoo xam ne ñoo bokk deret te ñu nekk ay musulman kon dialogue de vie boobule lu am la loo xam ne dañ ko war a jëmale kanam. alors li ci tegu mooy dialogue doctrinal dëgg la ay nit suñu waxtaanul mënuñu xamante dëgg. te tey man awma par exemple droit gis nit ne ko yow yéefar nga est-ce que moom ci boppam tuddee na boppam yéefar. te xam nga ne parfois suñu duggee ci ay dialogue doctrinal ñoo xam ne xamuñu mën nañu yegg ba foofule man maay ki gëm yàlla yow yaay ki gëmul yàlla. moo tax ba léeg-léeg sax su may waxtaan ak borom xam-xam yi ci diine yi dama leen di ne déjà mbiru dialogue nañ ko relativiser parce que dialogue li ci baax mooy mu ngi jóge ci kaalaama grec dia ak logos maanaam lu jaar ci kàddu ci wax mbaa boog au moins mu am ñaar ñoo xam ne ñoo seq waxtaan te soo déggee waxtaan ci kaalaama wolof mooy ñu wax ba pare daal di tànn la nga xam ne mën na jëriñ ñëpp wante am na benn imam bu ma mos a dégg muy wax naan mais ñun dialogue weesu nañu ko fii ci Sénégal maanaam ñeneen ñi xëy na su fekkee dañoo dégg ne dialogue mooy naxalante pour jéem a gën a xamante masla ñun xamante nañu ba noppi kon nañu uta gën a nekk benn te dañoo yegg si ci waxtu woo xam ne monsieur Diop wax na ko sànq jamono joo xam ne li waroon ci diine yi mooy ñu gën a lëkkaloo gën a jàppoo parce que seytaane mu ngi gësam suñu jamono te di ko jaarale ci diine yi ay mbëkkalante bopp ak yooyu seetal wax na ko sànq ci diggante suñu seetloo léegi li ñuy wax nu mu tuddati attentat yeeg fu nit daal di jóge rek daal di jihadisme ak yooyu yëpp ñu ne ci diine la ñuy sukkandiku ngir def loolu la est-ce yàlla kan moo ko ëpp doole te defe naa diine bu nekk am na ay extrémiste
muy ci christianisme muy ci musulman muy ci lekk lan la ñu mën a def tey ba xeex extrémisme lan mooy indi extrémisme lu dul daal di xoolee sa bopp ni ne maa gën keneen te li ma am dama ko war a saxal ñeneen ñi dama war a imposer wu kon loolu la nekkatul dialogue loolu monologue lay doon mbaa mu nekk prosélytisme te jàngu bi dafa bañ li ñoo wax prosélytisme te soo ko seetloo ci suñu doxalin soo seetloo li ñuy wax ay œuvre sociale yëpp ci biir jàngu bi moo xam ci njàngale mi la moo xam ci Caritas moo xam ci paj mi moo xam ci leneen suñu seetloo nit li ñuy seet ci moom ni ki taar mooy ne kii kat yàlla moo ko bind te doomu aadama la te dañ ko war a wollu ci fànn wu nekk du ñu njëkk a seet fan la askanoo du ñu seet ban xeet la du ñu seet mais li ñuy seet mooy yàlla moo ko bind te nit dafa màgg doomu aadama bi waruñu ko toroxal waxatuma nag ñu dem ba war koo faat te ne diine moo ko tax parce que ngëm dafa sax ci xolu nit te ngëm yàlla moo koy maye tey mun naa forcer nit ne ko di nga julli wala di nga dem mees mais est-ce que la muy jëf jokkoon na méngoo na ak la nekk ci biiram dëgg ci biir xolam kon moo tax dañoo war a delloo si xol yi te seet ne li gën a am solo mooy suñu ngëm ci yàlla te ngëm googu la dañ ko war a firnde ci suñu ci suñu doxalin ci suñu jokkoo ci suñu biir askan loolu dafa war a feeñ dafa war a feeñ ci ay ponk yu dëggu ndege ngëm nekkul rek loo xam ne dañ koy wax mu yem ci suñuy tuñ wante dañ ko war a dundee ni da daal di ko jëfee dafa naa ne su ñëpp a jàppee noonu le Sénégal dina continuer di nekk exemple ci biir newuma ci biir Afrique wante ci àddina si sépp parce que gis nañu ne yàlla aar nañu ci lu bëree bëre te li tax ba musiba yi ñuy dégg feneen yeggseegul ci ñun yàlla bu mu fi yeggsi li ñu nekk benn moo tax kon war nañoo wax yàlla xeeb doole am na ay dëkk yu bëre yu namoon am table ronde bu mel nii ñu bokkul diine te toog di wax te xam ne ñun ñoo bokk ndey bokk baay ñun ñoo bokk maam te la ñuy jéem ñun ñëpp mooy lay jëmloo suñu dëkk kanam donc defe naa ne daal dialogue de vie dialogue doctrinal lu am solo la ndege suñu waxtaanul man mënuma xam diine ñeneen keneen du xam suma diine man miy wax ak yéen def naa 2 at islamologie laata ngay nekk làbbe xëy na léegi sax la ñu ko xaw mais ñun dañu doon wax ne il faut ngeen xam bu baax lan mooy islam te ngeen sopp ñi nga xam ne ñoom ngeen di liggéeyal ëllëg te loolu dafa nekk loo xam ne yàlla waajaloon nañu ko itam ci suñu njaboot laata ñuy jéemantu gën a xam islamologie ak islamologie nekkul ne nga dem par exemple forcément di réciter Coran mais mooy nga xam histoire islam fan la ñu bàyyeekoo ba fan la ñu yegg si fii avec le prophète de l'islam lan la def et puis les différentes ramifications loolu yëpp ñu xam ko ngir gën a sopp ñi nga xam ne ci ñoom la ñu yàlla yónni gën a sopp itam seen diine kon loolu defe naa ne lu am solo la pour waxtaan ak nit ki jokk ak moom jéem koo xam jéem koo déglu jéem koo jege ndege li ñuy wax terrorisme yëpp dëgg la ñoom dañuy taal safara ngir nit ñi ragal leen wante ñoom ñoo gën a ragal parce que ki nga xam ne ragalul defe naa soo ragalul nit ki doo ragal bokk keppaar ak moom jokk ak moom te waxtaan ak moom wante soo ko ragalee rek sooy gis muy ñëw rek il faut nga daal di jëfandikoo ay gànnaay ak leneen gànnaay bi yàlla soxla mooy gànnaay yu cofeel ngir aar suñu bopp te xam ne kii kat yàlla moo ko teg ci suma yoon te ma war ko sopp suñu jiitalee cofeel rek li ci des dafay daal di yomb ci dialogue bi kon abbé maanaam mën nañoo fànq fitna joo xam ne tukkee ci diine jaare ko ci wàllu dialogue bu baax a baax parce que defe naa ne ñiy fexe yëpp naka la ñu faagaagale ñeneen ñi naka lañ leen di boome dafa fekk xamuñu leen bu baax parce que ku xam histoire déjà ak christianisme ak islam fa ñu jaar defe naa ne di nga moytu lu bëree bëre waaw te xëy na ñàkk a xam moo indi itam yenn yi ci suñu jamono te maanaam dialogue bi tamit bu ñu ko saxalee dana am impact ci dundu askan bi waaw bu baax a baax defe naa ne déjà am na ko wante daal ñu jëlal yàlla xeeb doole yi parce que seytaane dafa bëri doole ñun ñii fi nekk tey bi ñuy nekk ndaw am na lu bëri lu ñuy dégg tey ci yeneen dëkk yi muy ay Nigéria ak yeneen amuloon te ña nekk feneen safara suñu taal daay bi ñu taal dañuy jéem a def ngir mu daal di gagné ñeneen ñi xam nañu ne boo koy dégg mu ci góoji voilà yàlla nañu ci yàlla musal te defe naa ne dialogue nu mu fësee woon war na ko gën a fësee tey ndege jamono ji dafa jaxasoo dafa gën a soppeeku jërëjëf abbé Pierre Ndione xaadi monsieur Abdou Diop ci tribunal bu Kaolack ñu dikkaat tuuti ci maanaam impact bi maanaam njëriñ yi nga xamante ni
moom la waxtaan ci diggante diine yi mën a andi ci biir askan bi. jërëjëf xanaa delluwaat di gërëm monsieur Mbengue di gërëm aussi abbé ndax li ñuy wax ay xam-xam la yoo xam ne macha allah am na njëriñ bu ñu ko dégloo rek dañ ci jëriñu xam nga dundin woo xam ne wii dund bu mucc ayib la loolu rek njëriñ la te li ko mën a indi nag mooy le dialogue interreligieux ci ay nit ñoo xam ne ñi dañoo bokkul confession dundin woo xam ne wii dafa mucc ci ay ayib laa wax dama ne loolu rek njëriñu aw askan la te it dialogue interreligieux dinay am leneen lu muy waral dina waral ku nekk am un regard positif ca ka ca des dina tax chrétien bi di xool jullit bi bët bu rafet dina taxi tamit jullit bi di xool chrétien bi xoolin wu rafet dina tax chrétien bi walla keneen ku nekkul chrétien ci nekk ci beneen diine am gis-gis bu rafet ak dégg-déggin wu rafet ci keneen koo xam ne kii mooy na ko moo xam muy jullit moo xam mu nekk ci beneen diine waaye itamit boo seetee ne aw askan bu nekkee ne jàmm amut fa ak uute moo fa nekk uute goo xam ne gii nag dafa fës ci ay xol ak ci ay jëmm askan woowu du mun a développer mukk kon développement même bi nga xam ne guddeeg bëccëg ñi ngi koy wax muy développement durable ñi ngi koy wax guddeeg bëccëg loolu mënut a am fekk ñi nga xam ne ñii ñoo bokk réew mi ànduñu doon benn dank dox jublu am benn objectif te loolu nag li koy indi ci ñoo xam ne ñi bokkuñu diine mooy le dialogue interreligieux wax naa la ne jàmm amut lu ko gën a neex amut kon donc dialogue interreligieux nga xam ne dafay indi jàmm paix sociale boobu réew mu ko am nga lépp abe wax na ko léegi waaye xoolal Sénégal waxuma la avant indépendance laa lay wax de la fi nekkoon di raam ba léegi mosu ñoo dégg ne bal tàkk na fi ngir leneen déedéet ay mbir yu sew nag mënut a ñàkk yooyu mënut a ñàkk waaye boo seetee réew mi du ma tudd benn réew waaye ak réew yi ñu wër ak réew yi wër réew yooyu nga seet la fa xew ci ay musiba ak ay balaa moo xam politique waral ko moo xam leneen waral ko mais moo xam sax diina waral ko waaye loolu de Sénégal mucc na ci loolu Sénégal mucc na ci la tax Sénégal mucc ci nag mooy déggoo gi nga xam ne dafay am ci diggante nit ñi te ñu doon ay nit ñoo xam ne ñi bokkuñu religion xam nga damay faral di mu wax ne mag ñi liggéey nañ liggéey bu rëy lu tax liggéey nañ liggéey bu rëy dañoo commencé ci kër gi bi ñu commencé ci kër gi ne kii mooy doomu bàjjeni kii mooy doomu nijaayi kii ñu rataxal diggante boobu ba aw xay mënu faa am ñu génn ci biti bi ñu génnee ci biti ne kii Jóob la sant kee Njaay la sant kee Sekk la sant kee Géy la sant ay kal lañ ay cousin lañ loolu mag ñi liggéey ko fi te bañ koy liggéey nag teniruñ compte ci ne kii ci diine sàngam la nekk kii ci diine sàngam la nekk ñu wuññeeku weesu foofu wuññeeku ne kii séeréer la xam nga abe fi mu nekk nii bu nekkee ne séeréer la bu tase ak ab tukulóor am na waxiin yoo xam ne yi buñ koy wax foofa dootuñ fa sédd sax diine cër nit ki ak nit ki loolu nag muy loo xam ne lii mag ñi ñoom ñoo ko liggéey démb kon donc pour ma jeexal ci question boobu nga may laaj mooy ne daal lay mbir tey mbir mooy dialogue interreligieux mbir la moo xam ne moo mën a defar askan wi moo mën a jàmmal askan wi te aussi askan wi dox bi muy dox pour dem vers le développement mënut faa yàgg feek dialogue interreligieux boobu saxaluñ ko fësaluñ ko kon donc ndax njëriñ li développement rek la développement rek moom lañ cay séentu mënul am yeneen njëriñ ahankay mën na am yeneen njëriñ yu baree bari xam nga tey boo seetee réew yu néew doole yi
réew yu néew doole yi boo seetee tey dafa am loo xam ne dañu ko maîtriser wuñ ko mais pour ñu maîtriser ko léegi nag il faut dialogue di am. tey boo seetee suñ njàng mi gis nga ni mu njàng mi ni mu amee tolof mais boo gisee wàllu santé bi ni mu demee tey gis nga am na ay tolof. question sociale. oui voilà question sociale yooyu. nga xam ne ay tolof la ci biirum réew nga xam ne réew ma daf ko maîtriser parce que réew bu nekkee ne maîtriser wuloo sa énergie. maîtriser woo sa alimentation. maîtriser wuloo sa éducation. maîtriser wuloo sa santé. réew moomu dafay xaw a néew doole. kon donc réew moomu. il faut que ñuy toog di waxtaan. il faut que réew moomu ñuy toog di waxtaan. waxtaan war nañuy waxtaan nag. wiñ ciy gën a fësal mooy dialogue interreligieux. dootul nekk te mbir moo xam ne ni mbiru gouvernement dong lay doon. wala mbiru askan nangam non mbiru ñëpp lay doon. mbiru labbe bi lay doon ca église ba. mbiru iliman bi lay doon ca jàkka ja. mbiru juif bi lay doon ca synagogue ba. mbiru ñëpp lay doon. kon donc loolu bu amee. am na leneen loo xam ne li moom nay okk dëttam génn muy le développement. jërëjëf Khady Ibrahima wala bokk Abdou Diop vraiment loolee am na solo doyen Mouhamadou Mbengue dégg nga réaction AB ak Khady Abdou Diop na nga xamante fàttali mbokk yi yéen tamit mën ngeen a bokk ci waxtaan bi ngeen daal di àddu ci 88 628 97 ñaari yoon 88 628 97 97. wala 33 942 13 47 mbokk mi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Badiakhane. Alaaji Assane. ñu ngi ziar. am na solo amatina solo. xam nga dialogue interreligieux. daanaka dama ni Sénégal tey daanaka bu ñu amee jàmm. ci loolu la taxawee. parce que tey premier président de la république tey foog naa ni. moo gënoon a néew ci diini bi mu bokkoon tey suñu Fallu taxaw ñaanal ko ni ko Senghor seng ca kaw. dafa am nag ñoo xamante ni yàlla dañu ko jox. am ñu koy bëgg a yàq. waaye nag wax dëgg yàlla ba ngeen gisee xel moomu Sénégal moom foog naa ni ku ko jéemal dara. ci sa kaw la jëm. Assane man tey damay xool ba ci man ni tey dëkkandoo daanaka dama am ay mbokk yoo xamante ni bokkoon deret la. ma bokk ak ñoom. leer na tey sama papa dafa ma doon wax ni ma yow ci diine bii nga bokkoon. diine catholique nga bokkoon. dañoo tuub dugg ci diine islam. kon mu leer na li waa jooju wax mbokkum deret taxaw na ba pare. te dañu ni ñu suñu diine la ko diine ko wala diine lañ wax. jullit dëgg wërta lor mbokkam jullitam. jullit dëgg wërta yëkkati fitna di ko jëmale ci keneen. parce que dañu ne fitna na ngay nelaw yàlla rëbb na ki nga xamante ni mi ngi koy yee. mais Assane xam nga ñun dama daan dégg ñu daan jàng naan les conventions de Genève. nit ki bu xasee ba ko doon jàpp sa prisonnier de guerre wala doo ko toroxal. nit bu dee ba dugg ci lieu de culte waruloo ko faa teg. mais Assane tamit xam nga jàmm dafa am loo xamante ni tey da koy sàmm. gis nañ fi ku ci réewum ci Zawiya ba. gis nañ fi koo xamante ni tey vendredi saint ñu ñëw jàpp ko. Assane gis nañ fi loo xamante ni tey. Assane tey ki jël photo na sa maama ji nii wala sa sëriñ gi nii Assane. kooku mën naa yëkkati fitna de. léegi nag dafa am loo xamante dama la koy wax Assane nañ bàyyi xale yi nga xamante ni yeewuñu ñu leen di bàyyi ñuy génn. kii dafa ñëw ci jàkka ji wallahi azim. tey taxaw ni jàkka ji mag ñi def la ñuy def. mu taxaw naan leen carrément li ngeen def jaarul yoon. parce que tey sëy bu fekkee nii ngeen na tëkk sëy sëy bi ci boppam bi ci nekk njaaloo la kilifa nga xool ko ba ci àgg mu ne ko yow de fii nga juddoo fi la yaroo te yaay de nii lañ ko takke woon mu ne kamaj Assane kon xam nga ne ñuy génn taxaw di expliquer ñu naan la tey sa diine dafa am ñu ko tooñoon il faut ngeen venger leen xale yi lañ koy def te xale yaa ngi dem di indi ay religion yoo xamante ni tey nañ ko teg fële te suñu jiit yi nga xamante ni ñooy suñuy jiit nañu xam ne doomu aadama ci boppam dafa war a am kilifa am ko yilif ñu ngi taxaw nag suñu toll nii di xeex ñi nga xamante ni mooy kilif téef bi ko waroon a yebat jabaram ñu naan ko yàgg moom a yem ko waroon a kilifal doom ñu naan xale yi dafa am ay droit ëllëgi si biir bu demee ba nga xamante ne kilifa yi ñoom ñi seen jëm bopp nañ leen të nañu bàyyi xel ci loolu bàyyi nit ñuy yar ñu bu ñuy yaree suñuy doom ëllëgi si biir ñoom dañu am jafe-jafe jërëjëf Badiakhane jaajëf ñuy seetal beneen bokk ci ligne bi 88 628 97 97 ñaari yoon 88 628 97 97 wala 33 942 13 47 ñu indi ci waxtaan bi la jot a jàpp ci ñaari réaction yi. waaw li ma ci jàpp de mooy liñ ci séentu woon wax dëgg yàlla ñu ngi ko séentu woon ci Khady bi loolu moo taxoon ñu invité ko. nit ñi fàttali ne Khady mooy ki nga xam ne mooy magistrat la taxawee cëram ci tribunal bu instance taxaw ci mbirum diine muy mbirum aada bi ñu ngi ci gën li ñu loon yaakaaroon nit ci abbé
Pierre Ndione mi nga xam ne moom lañ ñu yebal moom xam nañ ne sax ci loolu lañ ko jox moom pàccam bi nga xam ne moom lay toppatoo muy dialogue interreligieux xamal nañ ñu ne dialogue interreligieux lu am solo la lu war a nekkal la bien que mosul jóg ci Sénégal ànd boobu mu ngi mosoon a am mais dafa toll fenn foo xam ne réew mi yëpp léegi le monde est un village planétaire jaxasoo bi dafa ëpp te nit kiy dugg sa kër léeg-léeg doo ko xam ñu bëgg fee dugal leneen ñu ne nag léegi laaj na ñun ñi nga xam ne ñun ñoo fi nekk ñu joboog ñëpp dajale suñ biir waxtaan def loo xam ne ku fi indi leneen lu dul noonu it xëy na doo ko fekk ci ñun loolu ñu ngi ci doon dem loolu la ñu def li koy def mooy jéem a aar sunu réew jéem a aar sunuy bakkan jéem a aar sunu bopp ñun si suñ biir te loolu li koy def mooy ragal li ñuy wax dégg nga conséquences yi dégg nga violence dégg nga yi nga xam ne moo xew léegi ñu di ko terrorisme te ñu ngi koy mbubboo di ko mbubboo ci diine te nit ñi ñëpp d'accord nañ ne mais fitna fu mu am sax gis nga topp fa sa diine na mu waree sax dafay jafe gis nga sax même bu fekkee ne dafa nekk ci guerre jullit yi sax dañ nekk ci guerre gis nga ne seen julli dafay changer ndax ñii dañuy julli ñii di taxaw di aar duñ ko mën a bokk kon ñuy seet na lépp luy defar loolu lu baax la jàpp naa ci li ci kii gën a wax léegi muy wane ne développement durable munuñ ko am lu dul ci jàmm ca dialogue religieux ituwul lu dul jàmm jàmm déggoo dama ci dolli rek ne di nga ñaan ñu ne dialogue kii bi ne bonne pratique religieuse bi nga xam ne munuñ ko def lu dul dans la paix te jàmm moom munul indi mukk lu dul ne nit ki dafa respecter boppam te respecter boppam mooy respecter prochain mooy keneen sa nit ki bu respecter doomi aadama bi mu doon doomi aadama la respecté kon moom doomi aadama mu respecté ko mais keneen kuy doomi aadama it mu respecté ko te loolu gis nañ abbé bi wax na ko lu demee ci ni Caritas man seede naa ci loolu ndax gis naa ne ci kaso bi ñaari nit ñoo ma doon gën a dimbale fii ci apport bi ñu doon def ci kaso bi mooy Caritas ak imam Assane Cissé yàlla xare ko àjjana radiallahu taala anhu ak bi fi monseigneur Benjamin Njaay ñëwee keroog ba nga xamee ne mu ngi dem sax di ñu def tàggatoo maa ngi woon hôtel Relais defoon naa fa discours bu mag won ko ne ko ñu ngi ñàkk ñun kenn koo xam ne wax dëgg yàlla yonent ba ñun ku ñu bëggoon nga des fi la xëy na nag liggéey mooy demee foofu moom ak imam Assane ñu doon dimbale ci kaso bi lañ te seet nañ ne Caritas lu muy dimbale séentuñu ci ñoom kii jullit la wala kii nasaraan la kii nangam imam Assane seetluwuloon ki jëm ci kaso bi nekk fa nekk nasaraan la wala tiijaan la wala murit la wala nangam mu ngi ko doon def rek ngir yàlla donc loolu ñoom ñu ngi ko defee ñu sàmm ko ni ñuy def léegi ba fructifier dialogue bi kañ laa bëgg ñu xool fructifier dialogue bi ñu def ko par localité comme nii ñu def nii dajee tey nga xam naa ne tey man su ma dëggoon rek ñuy wax affaire yi dialogue religieux xam naa ki may dem directement léegi muy Pierre dégg nga Abbé Dione mën a ñëw dem xam naa ne xaadi moo nekk fii ni ma ko xamee ñu toog ba nga xam ne dañuy def une cellule dégg nga boo xam ne dafay toog ak ñun keneen ku ñëw ci yeneen yi fekk ñu fi nga xam ne bu ñu ñëwoon dialogue interreligieux ñu ne région localité Kaolack lu ñu def ñu ne ñoom de am nañ fa benn cellule de concertation loolu moom man lu ma bëggoon la lu ma namm te xam naa ne dialogue mënul indi lu dul jàmm olof yi dañuy wax ne ñu ne ñàkk a juboo amul ñàkk a waxtaan moo am kon nit ñi bu ñu waxtaanee xamante rek daal di juboo te kenn ku ci nekk bu bëggee jàmm mun nañ wax la vérité à plusieurs faces ku nekk mën wax buñ jaaree fii rek am jàmm kii ne buñ jaaree fii rek am jàmm kii ne buñ jaaree fii rek jàmm donc interconnexion boobu ñuy def man dama xam ne waxu mën a sax utilité la moo taxoon ci début bi ma ne c'est même une joie mbégte la ci ñun interconnexion bi ñuy def ànd suñu biir ba lépp lu ñu bëgg a def ñu def ko ci jàmm lépp lu ñuy séntu ñu séntu ko ci jàmm koom-koomi Sénégal bu ñëwee ñun ñëpp la ko ñëlal buñ ne Sénégal dafa émergent duñ wax ne nangami nasaraan moo fi ne wala nangami jullit moo fi ne wala dañuy wax nangami nit moo fi ne doomi aadama bi moom la ñu fonk. kon man loolu dafa intervenir nga baal ma allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. maa ngi ziar kooku Assane Top. Ndiogu na nga def. maa ngi ziar Assane. alhamdulilah bisimilah Ndiogu.
Assane sa waxtaan wi am na solo lool maa ngi koy suivre. jërëjëf Abdoulaye. di yàlla invité nga ñu mot a invité. waaye nag su fekkente ni wax sa xalaat kese la wax li ma xalaat man ci sa émission boobu. donc j'aurais préféré à la place du cadi nga invité un imam. dialogue interreligieux lañ wax. forme de dialogue yi bëri na mais li intéressé religion yi. c'est ce dialogue interreligieux te loolu dañoo cosaanoo ak moom. xam nga di tax Assane doyen Mbengue Birado wax na ko léegi en se basant sur la notion de l'État mais il faut aller plus loin. Nous sommes une nation avant d'être État. C'est un commun vouloir de vivre ensemble, nous partager des valeurs et une civilisation. Donc par force Assane nous sommes obligés de dialoguer. Ben. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le ministère du culte. mi ngi ci seen constitution. Ministère du culte boo xoolee cosaan la Sénégal. Senghor mi nga xamante ne mooy le père de la nation sénégalaise. ñamu njëkk a ruuxalante mooy ay kilifa diine l'islam. ñëpp xam nañu rapport yi Senghor ak Maolana Cheikh Al Ibrahim bañ na ko ba sëriñ bu mag bi la ko doon ooyee. xam nañ tamit rapport yi Senghor ak El Hadj Fallou Mbacké. Et pourtant clergé bi mi ngi fi woon ak ñëpp xamoon nañ aussi les liens qui liaient le cardinal Hyacinthe Thiandoum à l'imam ratib de Dakar Maodo Sylla. Donc lii yëpp pour dire que lu yàgg la dafa yàgg ci réew. Socialement nous sommes une nation bien assise sur des valeurs yoo xamante ne dañu ko des valeurs religieuses yu ñu partagé entre diine jàngu bi ak diine l'islam. Man samay goro Assane. samay goro ay catholique lañ. man samay goro ay catholique lañ. sama soxna tuubeen la. donc tey ci tey am naa ay bàjjan yoo xamante ne nii. Caroline Faye ak Betty Faye bu Mbour. c'était des chrétiennes. et pourtant ñun ñu ngi nii ay jullit lañ. maanaam loo xam ne la nii jullit bi comme catholique bi jàngu bi comme imam bi. dañoo am doole ci réew mi bañ nañ ko ba décision majeure yi duñ koy jël dañ leen di consulter. la preuve enseignants yi bi ñuy grève kan lañ oo pour mu régler seen problème waxtaan ak ñoom. bu njëkk ba sëñ Abdoul Aziz Al Amin ba ca topp ban yi passé barki de moo Njaay xalif bu bees bi te terewul ne ñu ngi requérir l'avis du clergé parce que ñoom ils se sont prononcés dernièrement face à la crise sociale de ce pays fële comment dirais-je à Mbodiène fii sur la route de Joal JMC bi te ñoom aussi dañuy demlante dañuy dikkalante Abbé Pierre Abbé Jacques bi nekk Thiès ñëpp xam nañ ses rapports avec les chefs religieux musulmans dans ce pays xam nañ ko donc lii lu rafet la émission bi lu rafet la dépassé nañ cadre yi dialogue wax ne bii moo gën bële moo gën abbé mi toog foofu c'est un spécialiste du droit canonique kadi bi toog fii li tax mu nekk kadi auprès du tribunal départemental c'est parce qu'il est spécialiste du droit Mbangi mi toog foofu il est peut-être le modérateur parce qu'il est aussi un spécialiste du droit donc il est équidistant lii nag mooy Sénégal ba sa jógee parce que lii mooy valeur yu ñu xam bokk lañ xam nekk benn saafonte pencoo diisoo yàlla def Sénégal jaajëf Abdoulaye Ndiogo ñu wéy nga daaneel tuuti daanaka waxtu wi sakkatal. waaw xanaa damay remercier Ndiogo vraiment ci contribution bi yow sax wax dëgg yàlla invité la war na ndax lii bu amatee mën nañ invité la ndax apport buñ ciy def rek la ñuy njëriñ. am na ku nekk ci biir ndax allo oui. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. man Junior Sarr laa tudd. Junior Sarr. mi chrétien la. waaw. dama la déglu par hasard rek ma déglu émission. jégalu bu baax ñu ngi jégalu waay ci suñ mbokk nasaraan boobu catholique bi dem neexoon na trop parce que lii mooy utilité dialogue bi rek dama doon gërëm rek bu baax Ndiogu di ko nekku mel ni moom sax ñun soxla nañ ko wax dëgg ndax li na li ma wax man maa ngi mébét ba bëgg sax ëllëg ñu am lu mel ni cellule mais am na lu ñuy wax aussi conseil bu baax la nañu on devait convoquer un imam xëy na dafa am lenn loo xam ne waxuñ ko rek dañ ne buñ xasee ba jël benn cër mais ñu ngi lay xamal ne Abdou Diop xaadi la moo ci tribunal bi même imam la loolu tax ñu choisir ko mais encore
ancien officier de police judiciaire la. loolu dañ ko doon def dañoo bëggoon xam-xam bi wecceeku. mais tànnuñu Abdou Diop rek. allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Cheikh Alhassane. kooku Tall. waaw li ngeen di wax noonu. wallaahi azim li mag yi liggéeyoon. am na ñu mu nekk si ñoom ba tey. Assane man dinaa toog ak chrétien ak musulman te du ma xam ne sax ku ma toogal kan la. du ma ko sentir sax. waxtu julli bi bu jotee sax am na julliwul du ma sentir ni kee julliwul. chrétien la non du ma ko sentir. waaw ndax kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi mais laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli la alquran waxoon. et puis sànq dégg naa ngeen ni duñu forcer kenn si diine pour mu dugg si diine c'est vrai mais boo xasee ba dugg na dañ lay forcer. boo xasee ba jël diine ji nga jël. application yi c'est forcé. mais boo jëlagul kenn du la forcer. waaw wasalaam. ok jërëjëf yàlla jërëjëf waxtu wi ko daal nañuy dabandi nga daaneel Moussa Mbaye. waaw kontaan ci émission bi vraiment kontaan ci lool. xamal ne Ndiogou mi mu wax c'est pertinent beneen yoon mën naa am sax ñu fructifier sunu invité yi. mais ñu mel nii ñii nag dafa fekk ñuy tànn ñoo xam ne aussi parce que liñ ci bëggoon. mooy xamal nit ñi quand même diine yi. bëgg nañ ci kii waxoon na ko Pierre mais xëy na loolu tamuloon dialogue bi. parce que moom wax na ne sax ne dialogue bi am na ba pare. xam nga ne ñëpp xam nañ ne moom bi avril bi jotee xam nañ ne woori nasaraan yi jeex na ndax sun ngalax yi lekk ak yooyu. bon loolu liñ ci jublu rek mooy dañoo bëggoon nit ñi xamal diine. ñu jël ci ñoo xam ne aussi am nañ kàddu. moo taxoon ñu jël Pierre daal di ne Pierre Ndione muy abbé ñu jël dégg nga Abdou moom it moo nekk tribunal bi waaye moom ci boppam imaam yi jàkka la. waaw ñu def ci xëy na nag beneen yoon it ñu jorteel ci. mën a fexe invité imam ratib bu Kaolack loolu lu am solo la invité keneen koo xam ne bëgg na ci rek wax ci dialogue bi parce que dialogue bi kenn duñ ci doy la ñun. jërëjëf abbé Pierre nga daaneel kàddu yi. waaw dama bëgg a jubbanti ci li monsieur Mbengue wax ne kooru nasaraan yi. parce que ñun duñu ay nasaraan ay sénégalais la ñu. voilà ay sénégalais dëgg la ñu. waaw ñu ngi ci jamono Pâques. te di gërëm yàlla ci li débat bi am ci jamono Pâques ndege pour ñun moo di fête bi gën a rëy ci suñu diine. waaw moo di fête bi gën a rëy Christa bi dëkkaliku na te jàmm la ñoo dikkee jàmm jooju la ñu yéene waa Sénégal yëpp. di leen di gërëm ci seen i kàddu yéen ñëpp. ak gën a rafetlu nag kàddu yi ñi nga xam ne ñooñu dabsi ci suñu débat te woote. parce que lu am solo la ñu xam. impact bi nga xam ne moom lay am ci suñu auditeurs yi. lu am solo la. li ma ciy teg mooy dialogue dëgg la ñun suñu génération mën nañoo wax ne dugg nañ ci ba noppi mais lu am solo la dialogue dugg itam ci biir école yi ak ci fépp foo xam ne fa la xale yi nekk. parce que lu bëre ay jikko yu baax yi nga xam ne moom la ñu mag ñi baaxee bàyyee ñu ko suñu warugar la. ñu yéene ko suñuy doom ñu yéene ko suñuy sët bàyyee leen ko su ko defee ñoom tam ñu xam ne lii kat moom la ñu bàyyee nañu ko suuxat mu mën a jëm kanam. kon yal nañu yàlla gën a jàppale ndax Sénégal taar bi ñu ko xamee ci rafetaay ak rataxaayu diggante diine yi loolu gën a jëm kanam. te yéen ñëpp ñi nga xam ne yéenay fexe jàmm te jaarale ko ci média yi yàlla jàppale leen defe naa ne. média yi am nañu solo lool souvent damay jéem a attaquer li ñooy wax les médias occidentaux lan moo tax parce que souvent su amee xare wala mu am jafe-jafe léeg-léeg dañuy ne diine yi ci diine yi la jóge waaw muy ci diine chrétienne wala ñu ne par exemple tel dëkk am na ay sàmmkat yu fa songo ak ay béykat dañuy daal di ne ci diine yi la ci diggante diine l'islam ak diggante voilà te lu mel noonu lay ñun ci suñu bopp ñoo ko war a dindi ba mu set wecc te xam ne yàlla jàmm la bëgg te amul kenn koo xam ne yaa ngi ut yàlla te xam ko te mën a fexe fitna te mën a fexe musiba kon yàlla nañu yàlla gën a jàppale ngir li ñu namm jël kanam jërëjëf abbé Pierre Ndione di ko gërëm bu baax a baax Khady Abdou Diop. waaw xanaa di gën di kontaan bu baax ci ñi nga xam ne ñoom la bokkal plateau bi di la gërëm yow tamit quand même intervenant yi aussi maa ngi rafetlu bu baax seeni intervention xam naa ne dialogue bi am na solo te solo gi buñ ko doon natt dana rëy lool buñ ko doon peese dina dis torop
te njëriñ li làmmiñ dafay lot pour tudd ko li ñu naan le cœur parle mais la voix chante li nga xam ne daal mooy njëriñ li lu am solo la gannaaw loolu maa ngi profiter ci occasion bii di nuyu mbooleem zuamaawu diin kilifaawu diine yi maa ngi leen di nuyu kilifa diine nag laa wax bi nes ba jullit chrétien bépp diine seen kilifa yi ña nga xam ne ñu nga ca kaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ak kilifa aada yi ak autorités yi nga xam ne aussi suñu borom bi subhaanahu wa taala moom moo leen tànnal boppam teg leen ci kaw di nuyu Alfayda mais aussi di nuyu képp kuy déglu Alfayda xanaa en passant rek dafa am suma benn xaritu yaay bu ñu ooyee Mama Charlotte chrétien la mais boo ñëwee dafa am benn place mu ngi fi def bassan ak sajaada ak comment dirais-je satala tout ça ut benn place spéciale pour julli alors un jour mu ne mais maman lii la mu ne ma yow xanaa xamoo ne chrétien bi day buy jaamu ji yàlla dafa bugg a am ñaari yoon ci jaamu bi parce que bu jullit bi ñëwee da koy jox satala mu jàpp après dem ainsi de suite xam nga kon donc cela veut dire uniquement et simplement que dialogue bi yàgg na fi. jërëjëf kon asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jaajëf kon mbokk yi yegg si nañu ci jeexatalug émission bi di jaajëfal Waly Madia Seck ci machine bi jaajëfal tamit suñu invité yëpp yaa ngi jëf ci déglu bi. Publicité. Cité.